المصطفى ورسولك مرتدى تهيهل بنا من كل وسخ يبائدنا عن مساعدتك ومحبتك وأمتنا على سنة وجماعة وسوء إلى لهيك يا ذي الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما الحمد لله رب العالمين بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. salaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di baalu àq yéen ñëpp di leen baal àq di ñaan yàlla nañ yàlla defal jàmm te li ñu fi dajale yàlla nañ ci yàlla defal ndam yàlla buñ ci am dara lu ñuy rëccu yàlla na yàlla boole xol yi ba ku nekk loo yéene sa bopp nga yéene ko sa moroom parce que ndaje loolu la ndaje moo gis boo bëggee mu réussir ndaje moo gis boo bëggee mu réussir la nga yéene sa bopp yéene ko sa moroom dajaloo nii ni ñu dajaloo nii neex na trop waaye yéene ji mooy li nga xamante mooy doon résultat ba kon ku ci nekk la nga yéene sa bopp rek yéene ko sa moroom bu ko defee yàlla dinañu may ndam ci li ñuy def jiite nag dafa metti foofu maa ngi wax ak SG ji bi jiite dafa metti jiite di nga jéggale di nga jëlale di nga wannaasu loolu lépp maa ngi lay toujours mu waxtaan si ak yow maa ngi lay ñaan yàlla ngay def loolu parce que mbooloo moo gis nit ku nekk ak yet wa koy sàmm bu doon troupeau mala la wenn yet rek moo leen di sàmm waaye mbooloo ñu fi nekk ñëpp koo ci gis rek bokkul ak moroom jikko donc il faut nga essayer xam ku nekk jikkoom xam na ngay àndi ak moom parce que yow la yàlla def nga jiitu kon il faut nga am xolob muñ ak yaatu parce que ñun lébu loolu la ñu tàggate ci loolu la ñu yar yaatal yaatal moo tax suñu sang ba Baye Seydi Thiaw Laye yëkki ñaata hectare la yëkkati woon la man 364 hectares may ko état du Sénégal en revanche état joxu ko ci benn parcelle te mu ngi ciy sant suñu borom kon ñun ci loolu la ñu yar yaatal may ñaan nag ñun ñi nga xamante ne ñun la yàlla nattu ñu bokk benn kuréel di jàppale son excellence le président Bassirou Diakhar Faye yàlla may ñu xol boo xam ne bi xol bu yaatu la xolub accueil nag boo ko dee def il faut nga démystifier loolu ñuy wax complexe kuy uti doo complexé te jamono bi ñu toll nii ci parti bu bees bii nga xamante ne moom la ñu yàlla sas ñu formé ko ku ci am complexe doo massifier maa ngi koy wax léegi ak suma xarit bi suma ndijaay Laman xam nga dafa am benn organisation boo xamante ne bii ñun ñoo ko formé woon te ba ñu koy formé dafa metti xam nga defe naa ne yéen ñëpp ku ci nekk xamoon nga jaraaf Youssou Ndoye doon jaraaf joo xamante ci irremplaçable au conseil ba mu jiite woon fii la ñu ko formé Yoff defar ko ba mu baax massifier ko yóbbu ko Wakaam. voilà merci grand jaraaf wax ji leer na te message bi jàll na donc ñun tamit suñu sag ngeen parce que vraiment da ngeen di taaral toujours suñu jotaay donc suñu leen gisee suñu wet en tant que chef coutumier loolu dañu siy kontaan donc ñu ngi lay jox sa wàccuwaay di kontaan seen taxawaay yaag Laman ak ñeneen ñi ñëwul ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm donc on va suivre le programme donc on va donner la parole à monsieur Boubacar Sy mu defal ñu la lecture du bureau comme ça ñi nga xamante ne ñoo ngi fi ñu xam ku si nekk fan nga nekk ba nga xamante ne ëllëg lu jóg rek dinañu xam fan lañ koy fekk ji di signaler rek ni am na ñoo xamante ne nekkuñu si mais yaatu na képp koo xamante ne gis nga sa bopp si fenn rek boo ko signalé dinañ la fa def incha allah
Comme Boubacar, vous avez la parole. Merci beaucoup monsieur le coordonnateur et maa ngi nuyu ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant di ziar bu baax jaraaf ci présence am ci biir ci réunion bi day gën a dalal suñu xel parce que dafa baax ñu am ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci gox bi sur la partie coutumier ñoo nekk ci gox bi nekk suñu ay kilifa yenn saa yi ñun bu ñuy daje ñoom ñu koy fekkee donc peut-être sans plus tarder donc coordonnateur monsieur Djibril Samba, premier vice-coordonnateur porte-parole Thierno Seydou Nourou Thiam, deuxième vice-coordonnateur docteur Aïssata Tall, troisième vice-coordonnateur Fallou Mbodj, secrétaire général Boubacar Falsi, secrétaire général adjoint Pape Djibril Diop, président d'honneur Cheikh Dia, responsable Jigéen Kiraay Yoff Maymouna Diallo, premier adjoint Fatou Diallo, deuxième adjoint responsable Madame Mbaké, troisième adjoint responsable Oumou Diouf, quatrième adjoint responsable Aram Bassel, responsable finance Maman Sarr, adjoint responsable finance et trésorerie, poste vacant, responsable organisation Blondin Diop, premier adjoint responsable organisation Yag Aram Mbaye, deuxième adjoint responsable organisation Mbacho Dime, responsable formation Aram Ndiaye, responsable social Penda Kanouté, responsable mobilisation Mam Ndaw, premier adjoint responsable mobilisation Adji Sali Thiaw, deuxième adjoint responsable mobilisation Ndey Salamba Samba, responsable Djangale Kati Kiray Rama Chongan, responsable Ndawi Kiray Abdouloum, adjoint responsable Ndawi Kiray Biram Faye, responsable des élections Madiop Faye, adjoint responsable élection Aliou Sek, responsable Magi Kiray Jaraf Doudou Meng, responsable Kangami Kiray Mohamed Tal, adjoint responsable Kangami Kiray Dr Fatimata Samba, responsable logistique Pape Abdoulaye Samba, premier adjoint responsable logistique chargé de la sécurité Balla Bey, deuxième adjoint responsable logistique chargé de la sécurité Djibrin Nying, réseau des étudiants Balla Gueye, Mohamed Samba, responsable communication Dr Amadou Ndiaye, adjoint responsable communication Adama Gueye. Donc mooy liste bureau Kiraay Yoff, parce que comme ni ngeen ko xamee am na liggéey boo xamante ne président de la République sant na ko pour ñu dem à la base liggéey ko, et forcément pour liggéey loolu soxla nañu am une organisation boo xamante ne moo ñu yóbbu ci liggéey boobu nga xamante ne liggéeyu base la, liggéeyu dem nemmeeku ji ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci gox-goxaan yi ci quartier yeeg yooyu. Donc voilà la liste du bureau qui va tout de suite commencer liggéey bu mel noonu. Coordonnateur ma passaat la kàddu gi. ne tey daje bi ñu daje fii daje jàmm la, lu nax mu nekk daje jàmm dafa am fu ñu jóge nekk ci terrain politique bi liggéey boobaak léegi mat na ñaari at yoo xam ne ñu ngi liggéey. ñaari at yi nag nekkoon ñaari at yu metti ndax biñ koy njëkkee dañ fi am kilifa réew boo xam ne képp ku takk sax bracelet la ñu jàppale yóbbu ci police bi,
ñu xëy bàyyi suñu lépp di yëngatu ba yàlla def coalition Diomaye président yegsi bi mu yegsee ñu jël suñuy matuwaay yi njëkk a jël mooy li gënoon a jafe mooy signataire de la charte ñu bàyyi suñu lépp dem signé ji charte bi biñ koy signé métti woon na ndax Diomaye ak Ousmane Sonko ak ay leaders yu bari ñu ngi woon ci kaso bi ñu démarré campagne bi seen gannaaw ba ñu génnee ñu accompagner leen ci campagne bi loolu kenn du ko fàtte maa ngi fàttaliku keroog bi Ousmane Sonko ak Diomaye génnee ci kaso bi war a dem dabu ji campagne bi fekk ñoom soxna Aminata Touré déparé nañ campagne bi fi ñu toog séance tenante ci ngoon gi avant ñu jël avion jox nañ leen somme bu takku bu mat 450 millions pour que ñu dem yeggale ko kon ñun lépp fii la ñu fekk Yoff nag am taarix li tax Yoff am taarix mooy Yoff dafa nekk dëppu lébu nekk porte Ndakaaru nekk dëkk bi gën a mag ci dëkku lébu yi am chance it boo xam ne Seydina Limaamu Laay al Mahdiwu fii la tëdd kon ñun dañu am particularité boobu ñu am nag moo ñu war a permettre ñun tamit ci suñu biir particularité démographique bi ak géographique bi am particularité boobu am ci suñu biir ñu dajaloo waxtaan tànn benn nit toujours dama koy wax Yoff benn coordinateur coalition la am que ça soit Diomaye wala Kiraay mooy Djibril Samb pas plus te loolu mooy engagement bi nga xam ne ñun ñëpp dañu war a engagé wu derrière le coordinateur Djibril Samba loolu mooy ànd ngor ëllëg ku mën di ñëw it yaatal nañ waaye xamal ne Djibril moo fi nekk comme coordinateur te loolu ñun ñëpp dañ ciy sax ndax ay temps ñi ngi ñëw fii ci kanam tuuti dana bëri pëccëxoo waaye pëccëxoo bi tey pour que ñun ñu mën ko gérer moo tax ñu woo leen fii tey pour wan leen ne fii Yoff dañu tàllal loxo pour ñëpp waaye benn responsable moo fi nekk te moom la ñuy accompagner mooy Djibril Samba ci góor ñi comme coordinateur benn responsable jigéen moo fi nekk moom la jigéen ñi jiital mooy Maïmouna Diallo ku ñëw nag danañ la yaatal kenn bañu ko waaye nañ xam ne liñ téye moom lañ téye te duñu nangu benn responsable ak foo mën di jóge nga di ko wëlbati wala nga di ñu imposer nit koo xam ne bokkul ci ñun loolu c'est pas possible mënuñu liggéey pendant 2 ans ñu ne ñu àndu leen ñu ñëw teg feneen mu toog loolu kenn du ko nangu loolu mooy yoon kiiraay bi muy ñëw Diomaye président moo samp kiiraay suñuy parteek suñuy mouvement lañ jël seeyal pour que mu nekk Diomaye président kon nag duñ seeyal ba pare jox lépp président de la république ñu ne ñu noo puus leen ña doon xeex suba di xeex ak ñun ñu bugg leen jël teg leen suñ kaw loolu kenn du ko nangu à commencer par man du ma ko nangu kon du ma nangu ñu di ko defal Djibril Samba wala du ma nangu ñu di ko fa defal Maïmouna Diallo ñun ñëpp nañu réunir autour de nos responsables là pour mën a téye dëkk bi dara jombuñu dama ciy toftal benn wax pour Dakar Yoff kenn mënu koo génne ci Dakar bu fekkee dañ bëgg a yóbbu dëkk bi il faudrait que ñu bokk ci fi nga xam ne mooy instance de décision yi mais bu fekkee ne bokkuñu fu ñuy décider mais politique boobu dafa war a jeex kon ñu ngi lancer appel les autorités pour wax leen ne Yoff dañu ko war a seet nan lañuy jële doomu Yoff yi ñu jox leen ay responsabilités ñu mën a dimbale ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Yoff danañ mën a dimbale boo boobaa jigéen ñi danañ mën a dimbale góor ñi danañ mën a dimbale jeunes yi danañ mën a dimbale tarixa bi mais bu fekkee ne amuñu responsabilité dañuy xëy di toppe suba ba ngoon Yoff mérité wul loolu fii mooy dëkku Seydina Limaamu fii lépp fi la war a déparé ñun biñ njëkkee commencé coalition bi liñ njëkk a wax mooy dañuy dem chez le khalife général des Layènes avant ñuy gis kenn te dem nañ ziyaare ko ba mu ñaanal ñu kon lépp loo xam ne amuñu ko rek ci suñu fit la waaye nekkatul ci li nga xam ne mooy sëriñ bi ndax sëriñ moom li ñu waroon a yàq seq ak moom defal nañu ko mooy ñaanal nañu
te ñaanam normalement war naa nangu sëriñ nag bu la ñaanalee dafa am foo xam ne yaa fay yeggale sa bopp waaye nekkatul sëñ bi. kon ñun ñëpp nañ laxasaayu président Bassirou Diakhar Diomaye Faye moom la ñuy liggéeyal soxna Aminata Touré moom lañ dénk coalition bi pour que mu doxal coalition bi Djibril Samba lañ dénk Yoff comme coordinateur Maymouna Diallo lañ dénk ci jigéen ñi comme coordinatrice. loolu mooy li nga xam ne mooy suñu schéma kon li nga xam ne moom lañ bëgg pour dëkk bi il faudrait que mu jóg bu fekkee nag dañu nekk rek di def second rôle duñ mën a jàll second rôle yooyu muy jeex. Yoff dafa war a mën a taxaw gis nga dynamique bi am fii amul ci benn commune ci Yoff ci Dakar y en a pas jàmm ji am fii tey Touba ga gën a garaaw sax démb ay xeex ak ay chaise ñoo fa nekk fii ñun ñëpp dañoo jàpp ànd def benn maas topp ci gannaaw Jibril waaye nag am nañ ay bëgg-bëgg dañuy yëkkati suñu loxo ni bëgg nañu man loolu laa ne woon dinaa ko wax dëkk bi dara jombuñu ci dëkk bi lañu dëkk buñ jógee dem jëli ko am. buñ ko jëlewul ñu jaar suñ kaw duñu am dara asalaamaaleykum wa rahmatullah wa rahmatullah jërë ngeen def. maa ngi fas yéene yëkkati ay kàddu ya nga xamante ne dama koy teg ci kàddu yi nga xamante ne moom la Cheikh Jaraaf Ja yëkkati li may njëkkee mooy sant leen gërëm leen ci seen teewaay ndaxte oote ñu wuyu ci la yombul te wax fa dëgg yàlla ku gis saal bi ni mu taaroo xam ne ñëpp ñëw nañ uyu si li nga xamante ne bëggoon naa ko wax gannaaw bi nga xamante ne nuyu naa le xalif général des Layènes ndax pays lébu la ñu nekk xalif général des Layènes nekk fii nekk ci peggu Yoff nekk ci peggu Dakar donc lépp lu ñuy def dañ ko ciy jiital donc sang bi laay ñu ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay may nuyu di sargal ndomb tànk yi wax naa ko sànq ñu ngi nii toog taaral bés bi nee naa ku woote sa doom bu wootee yow ndomb tànk nga ñëw toog kooku desatalu la dara kon Jaraaf Dut Mbeng Laman Serigne Yoff ñu ngi leen di sant di leen gërëm di yóbbante nuyoo ci seen yeneen moroomu ndomb tànk yi di nuyu l'imam ratib de Yoff di nuyu tous les imams de Yoff parce que Yoff dafa yaatu avec les cités nouvelles partout donc ñu ngi nuyu imam yépp di leen jox seen wàccuwaay di sàkku ci ñoom ñaan di nuyu effectivement yéen ñi nga xamante ne yéen a fi rot ci yéen ñëpp góor ñi ak jigéen ñi di nuyu madame la présidente des femmes à travers elle donc ñu nuyu jigéen ñëpp di nuyu effectivement madame Mama Sarr ak monsieur le secrétaire général Boubacar Sy donc defe naa ñi toog ci présidium bi ñëpp tudd naa leen maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di leen massawu ci coono yi ndax wax fa dëgg yàlla affaire mbir mi yombul te yàlla def na ñu liggéey ba egsi fii moom la Cheikh Jaraaf doon wax léegi liggéey bi nag li mu laaj mooy wàcc ci base bi bu ñu dégloo seen intervention yi yéen sànq képp ku ñëw wax lu mu wax mooy nañu takku laxasaayu wàcc ci base bi parce que loolu nag effectivement moom la laaj depuis en haut je veux dire depuis le président de la République président de notre parti moom indication boobu la joxe directive bi mu joxe mooy gannaaw bi kiiraay juddoo le 26 ñu ngente ko le 26 tey jii ma jàpp ne sax Yoff mooy tudd di ngente wàllam ci kiiraay mooy dañu war a wàcc ci base yi créer monter ay cellules nañu def massification bu yaatu monter ay cellules monter ay comité ndax ñoo ngi dëgmal le grand congrès te loolu faaw ñu monter suñu cellules yi monter suñu communes yi monter coordination yi pour mën fa dem valider et liggéey bi commencer ci kaw ñu mën leen jox doole bi nga xamante ne incha allah foofu lañ koy def donc man maa ngi woo ñëpp am na lu ko fi sëriñ Cheikh Jaraaf junju ci coordination bi fii mooy coordination bi nga xamante ne mooy kiiraay bi nga xamante ne moom la ñu reconnaître
ndax dafa am fu ñu déparé si kaw ay parti yu bëri ñoo fa nekk ak ay mouvement ñoom ñëpp dañu ànd laxasaayu bokk liggéey nangu dem liggéey ak président tudd kiiraay ñooñu fi nekkoon boobu ba léegi ñoo fi nekk ba tey donc comme il l'a si bien dit duñu nangu mukk koo xamante ne le 26 nga juddu wala koo xamante ne ajjuma bi passé nga juddu nga ne da ngay ñëw di ñu diir mbagg waaye terewul comme ni ko grand jaraaf dun bay nga wax yaatal leen ñun ñu ngi yaatal suñu gannaaw képp koo xamante ne liggéeyal président moo la tax a jóg jot tàllal nañ la loxo pour que ñu liggéeyal président pour que mu mën a am ndam yi mu bëgg parce que ay ndam moo ay combat moo ne suñu kanam combat yooyu nag faw ñu boole suñu doole pour mën ko jël jox ko président de la république donc man si loolu laa woo ñëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm maa ngi jox parole bi la présidente madame Maymouna Diallo mu sànni si ay kàddu. di jiital ci nuyoo bi le khalife général des Layènes di nuyu ndombal tànk yi ci Yoff yëpp nga xam ne am nañ ci ñoo xam ne ñu ngi fi toog kon nuyu naa leen di ci teg Chérif Dia muy le président d'honneur di nuyu suñu coordinateur Djibril Samb di nuyu Mama Sarr mi nga xam ne moo fi nekkal Mimi 24 donte sax boobu amatul ndax mu nga ca biir kiiraay waaye moo ko fi nekkal alors voilà nekk ci bureau bi aussi yore lépp loo xam ne mooy finance di gërëm nag jigéen ñi di nuyu suñu tata suñu xarit Mam Ndaw mi nga xam ne kenn dootu ko présenté fii ci Yoff mu ñëw bu am solo ñëw bu ma neex ñëw boo xam ne sama xel dal na bi mu yegsee bu loolu yëpp weesoo nag mention spéciale aux femmes parce que nag bu ñu ne politique yéen ñii la ñun ñii la fii lu fi baax del xool ci biir jigéen a ngi ci jàpp kon jaajëf les femmes dafa am nag loo xam ne tey jii nii ci suñu assemblée bi dafa jara waxtaan jara leeral donte coordinateur ñëwoon na ci ba pare mais defaat ci tuuti leeral dafa am solo muy lan Yoff neex na politiquer metti na politiquer parce que dégg-dégg ak dal ak xam ne fii yàlla rek a fi nekk leneen new fi loolooy politique mooy lan boo fekkee mbir mu rafet defar ko ba mu gën cee yokk ndax mu jëm kanam ndax su yàqoo ñëpp lay yàqul su baaxee nag ñëpp lay baaxal kon defal lu baax ñu àndandoo mooy lan mooy ñun dañu nekkoon fii nekkoon ci coalition Diomaye président gis nga ku gërëmul nit doo gërëm yàlla parce que nag politique aussi rien ne se donne tout s'arrache dara duñ ko mayee ci politique lépp yaa koy jëli coordinateur merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup parce que nag jàmbaar nga su dee muñ nga bu dee wax rek di dégg yaa ngi dégg mais kilifa nga doo tontu ñun ñii sax ñun ñooy mer nga ñuy dalal ndax politique dafa metti la nga war a def yaa ngi koy def yaa ngi doxu guddi soo liggéeyul woon taxawuloo woon kon tey jii nii coalition Diomaye Yoff du dem bay tudd kiiraay Yoff nañ waxante dëgg fii juddu wuñu démb wala barki démb lu fi ñëw rek ci kiiraay da nga ko fay fekk comme nag da nga ko fay fekk da ngay ñëw ñu àndandoo demandoo mbaa nga bawaat ko fa parce que nag duñu liggéey ay at ak lu topp ñu bëgg ko jël naxasaay ko na le jubal ci leneen man gawma liggéey boobu da ngay fekk li fi nekk su may wax nag man ñi ci kaw laay waxal sama wax bi déggin la laaj soo fekkee ay nit ñu liggéey ba mu rafet ku ñëw ne ko am na lu fa ne dem leen ngeen àndandoo ngeen liggéey bu ñooñu nag liggéeyul ngeen am ful ak fayda gu mën ni puus leen teg ñi fi ñëw démb parce que loolooy dëgg politique la ñu nekk doo defar ba mu baax
nga bàyyi ñun ñu jël ko man nag li may wax te di ci woote rek mooy xam nañu Yoff bu baax a baax parce que foo toog am fa doom yu am 28 ans 29 ans kon gox boobu yàgg nga fa man su ma neexee ma ne presque def naa 30 ans parce que sama 29e année macha allah laa nekk fii dans les cités nouvelles boobu dara amul ci cité nouvelle yi ba tey jii nii cité nouvelle yaa ngi nii lëmbe kon politique foofu métti na waaye politique foofu tamit am na fu muy yombee parce que ñun ñi bëgg nañ ku leen defaral cité nouvelle yaa ngi xaar lu bëree bëri pour ñu defaral leen ko te nag yaakaar naa ne xëy na ci suñu président mi loolu dina am buñ fi tegee ki nga xam ne kii population bi jox nañ ko bopp ñu àndandoo liggéey parce que affaire bi travail d'équipe la képp ku fang ne yow kese mën ngaa dem da ngay nax sa bopp jibi mii mënta dem moom kenn ñun ñii ñëpp mënuñu dem ñun ñii kenn ku ne il faut que ñu boole suñuy force ñu ànd ñu nekkandoo benn bureau bi nag sama xel dal na ci parce que lépp am na ci kon bu ñu àndee muyee la mayoon nekk ci biir terrain bi comme ni ko gars yi waxee comme ni ko président waxee nañu wàcc ci base bi nañu wàcc ci suuf loolu même bu ko président waxul woon sax fa la ñuy mujj parce que loolu moo ñuy may ndam kon maa ngi leen di woo yéen ñëpp ci ñu jàmmoo ñi fi nekk nag ak ñi fi nekkul man je parle de tout le monde politique du xeex politique du affaire u guerre affaire u waxtaan la boole suñuy xol defal suñu cité loolu mooy politique maa ngi woo suma frère yi nga xam ne ñu ngi ci biti suma sœur yi nga xam ne ñu ngi ci biti kiiraay amul ñaar amul ñett amul ñeent kiiraay benn kiiraay dong la kon na ñëpp ñëw ñu àndandoo nekkandoo benn liggéey Sénégal jëm kanam loolu daal laa leen di wax coordinateur jërëjëf Janapot. waaw salaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu ñëpp ci seen tur ak ci seen sant di tàmbale nuyoo bi man nag maa ngi tudd Maman Sarr comme ni ko responsable femme waxee nekkoon coordonnatrice Mimi 2024 au niveau de Yoff di représenter madame la présidente Aminata Touré au niveau de Yoff nekk bokk nag ci bureau bi aussi di responsable pôle finance bu Kiiraay Yoff liggéey bi lii rek la ni ngeen koy defee nii kese la massification la te defe naa salle bi ku ko xool xam ne Yoff yëpp taxaw nañu cité nouvelle yaa ngi fii Yoff a ngi fii jàmmalaay ñi ngi fi ñëpp taxaw nañu donc lii mooy massification donc man li may woo jigéen ñi nga xam ne ndax politique nag jigéen moo ko yor ak xale jeunesse bi ñoo ko yor mais surtout ñun jigéen ñi nañu fexe ba ñun ku ci nekk ci ñun ñu ne bu may ñëwaat dinaa ànd ak 10 loolu mooy massification on se fixe benn objectif su may ñëwaat dinaa ànd ak 10 defe naa loolu bu ñu ko defee bu ñuy ñëwaat salle néew ma salle bi mais beneen salle la ñuy jël ça c'est de un de deux ñu fexe am visibilité aussi parce que tey kiiraay dëgg la kiiraay benn la ñaar la kiiraay benn la y a pas deux kiiraay et à Yoff aussi y a pas deux kiiraay ah c'est benn kiiraay moo fi am benn kiiraay moo fi mas am moom la madame la présidente Aminata Touré woote benn kiiraay fépp nag ci gox yëpp ak pour ñu jàppale le président Bassirou Diomaye Faye waaw man bon loolu moo si nekkoon sama participation bu gàtt rek may jéggalu ci kàddu yi vraiment di leen remercier bu baax a baax jërëjëf. Bonjour, je suis monsieur Djibril Samba, coordonnateur de Kiiraay à Yoff. Merci. Aujourd'hui, pour nous, c'est un grand jour. Un grand jour, pourquoi? Parce que c'est le 26 passé que le président a fait le lancement de Kiiraay au niveau de l'hôtel King Fahd. Nous avons jugé nécessaire de faire notre lancement au niveau de la commune de Yoff. Effectivement, ce qu'on est en train de faire, et c'est juste pour suivre les indications du président de la République qui demande à ce que l'on descende jusqu'à la base pour massifier et constituer les cellules. Voilà, donc on était venu pour discuter de ça. Vous avez constaté qu'on a donné la parole à tout le monde et chacun a essayé de donner son stratégie pour que l'on arrive à ça. Quelles sont les différentes étapes que vous comptez mener sur le terrain dans le cadre de cette massification? Voilà, les différences. Je dois dire qu'on a déjà commencé même la massification parce que depuis Diomaye président, nous sommes en train de descendre à la base et nous avons commencé effectivement de discuter et de sensibiliser et d'informer les populations. On a d'abord, avant tout, commencé par le khalife général des Layènes
Vous savez, on est un pays lébou et que le Khalif 6 à Yoff, donc on a démarré là-bas et on a eu ces bénédictions. Et après, on a commencé à rencontrer les notables du village, ce qui explique la présence de ces notables et qui ont une spécificité parce qu'eux, ils font partie aussi de Kiraï. Donc, c'est des notables, mais ils font partie aussi de Kiraï. Et voilà donc les stratégies que nous sommes en train de mener pour atteindre cette massification. Et dans le débat, on a parlé d'unité, mais également de discipline. Et on sait qu'il y a quelques difficultés dans cette région. Quel est le message que vous lancez aux partisans de Kiraï dans le cadre de ce mois? Merci. Justement, ça aussi c'est un constat. Hein. On a constaté que partout il y a du bruit. Et si vous avez entendu les propos de Cheikh Jaraf tout à l'heure, qui est le président d'honneur, en même temps médiateur, il a parlé de ça en donnant l'exemple de Yoff. Parce que c'est effectivement à Yoff qu'on a installé la coordination et il n'y a pas eu de bruit. Et là, j'invite toutes les communes à pas prendre exemple sur Yoff, mais à essayer d'installer leur coordination sans bruit. Mais surtout, de faire comme Yoff en organisant une journée de lancement communal de Kiraï à partir de leur commune. Voilà, merci. Donc, gannaaw bi ñu sante Yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi nuyu kilifa dëkk bi di ko ci njiital le khalife général des Layènes. Le khalife général des Layènes nga xamante ne ñun si moom lañ njëkk a tàmbalee dem tàggu ko yëgal ko tàllal ko suñu loxo mu ñaanal ñu loolu moo ñu may tey ñu mën naa wax ñu am ndam si liggéey bi nag li ko waral mooy gannaaw bi nga xamante ne président def na lancement bu parti bi au niveau de King Fahd ñun dañuy jàpp ne au niveau de la commune de Yoff war nañ def suñu lancement. Donc lancement bi moom lañ doon def au niveau de la commune de Yoff nga xamante ne daf ko toftal ak benn note mu demandé ñu pour ñu wàcc ci base bi monter ay d'abord massifier mais monter ay cellules donc loolu moom la ñu ñun tamit waxtaane ci suñu biir demander aussi que base bi yëngatu pour que ñu monter ay cellules gannaaw bi ñu massifier bu pare parce que xam nañu ne dañu jëm ci congrès te avant ñuy dem ci congrès war nañ fekk ñu pare ñu bëgg nag Yoff mokk parce que bëgg nañ incha allah victoire du président si échéance bu mu mënta doon moo xam local la moo xam député la moo xam présidentiel bëgg nañ Yoff nekk ki nga xamante ne moo gën a contribuer si ay victoire am loolu moo tax ñu teel a fagaru daje ñëw toog di waxtaan si loolu. Effectivement loolu moom laa doon junj sànq xam nga wax naa la ne yàlla dogal na ici à Yoff def nañu li ñuy def sans problème parce que ñëpp dañu ànd yaru parce que ki ñu jiite di président de la république ku ko gis li ngay gëkk a gis ci moom mooy yaruteem donc yaruteem googu ak teeyam googu ba pare moom la ñu gis roy ci pour que ñu mën a réussir li ñu bëgg moo tax képp kuy jàppale président maa ngi lay woo ci yarute googu ak teey googu maanaam ak dal gi pour que ñu mën a liggéey parce que coow mënul liggéey donc nañu bàyyi suñu këral yi bàyyi suñu xëccoo yi suñu positionnement yi li joxante loxo jàppante liggéey pour jox victoire président de la République.